ma tënk rek li nga xam ne moom la ñu wax léegi ci kàllaama nasaraan. alors li may wax mooy fi ñu toll comme ñun ay conservateur lañ xam naa nag idéologie bu bees la ci yéen waaye nañu fexe ba suñu kàllaama gi ñu gën koo développé gën koo jox doole même bu doonee ne sax kàllaama gi léeg-léeg dégg ni dina des ci ñun ak suñu doom ak suñuy rakk léegi am na ku doon wax ni déggatuñ tubaab déggatuñ wolof ñun ndaw ñi. alors parti conservateur dañu def analyse bu xóot ci li nga xam ne moo xew Sénégal léegi ci tolluwaay boo xam ne ñu ngi ci pré-campagne boo xam ne ñu ngi am ay menaces mu ngi am ay insécurité ay nit ñi di bëgg dox ñu naan leen bu leen dox xëy na sax am na ñoo xam ne boo bëggee wax ñu ne la bul wax loolu nag ñu gis ne dafa doon situation boo xam ne dafay am ay conséquences yu doy waar ci stabilité économique ak sociale réew mi ci dundinu doomu aadama yi ci bët bu set parti conservateur comme Sénégalais yi gën a bëri ñu ngi ñaawlu situation politique tendue bi nga xam ne opposition benn parti opposition bi ndax ñun ci opposition bi lañ bokk benn parti opposition bi ak parti pouvoir bi ñoom ñëpp ku ci nekk yaa ngi xeex di mbëkkante di sànniwante ci foo xam ne ñu ngi yegsi ci ay élections législatives yoo xam ne dafa fondamental ndax am réew yu bëri boo fa demee élection législative sax moom lañ gën a farataal waaye buñ tolloo foofu mbëkkante bee xeexante bee galgalante bi mel ni fi mu toll dafa jaadu ñun ñu toog wax ci appeler Sénégalais yi à ce que ñu gën a bàyyi xel ci seen réew mi ndaxte bu ñu xoolee li nga xam ne moo xew dafa am ay avancées yu am doole ci administration monde bi mu ngi wax gouvernement ouvert gouvernement bu ubbi mu ngi wax droit des citoyens ñu gën ko ñëwal waaye dañu constaté ne ñun Sénégal suñu procédure administrative yi dañ koo bàyyi comme nga xam ne maam yi noonu moo fi nekkoon këyit ngay joxe fu nekk ñu jox la këyit fu nekk te ñu gis ne ñoom ci seen bopp sax këyit yooyu du ñu communiquer seen biir te loolu dafay améliorer liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def te ñu gis ne li nga xam ne moo xew muy rejet parrainage yi rejet liste yi lu ci bëri administration bu baaxul administration bu moderne moo waral loolu ndax ma jox leen bu ñu demee ba nga xam ni déposé nga sa liste ak élection ni mu mel normalement waroon nañ ñi nga xam ne ñoo nekk direction générale des élections ñu organiser leen ku ñëw mu am benn feuille de contrôle liste de contrôle ñu xam ne respecté nga lii def nga li nga waroon a def yëpp ñu signé liste de contrôle boobu ñu jox la ne respecté nga lii yow dem nga am quitus waaye bu ñu demee ba nga xam ne loolu ña fa nekk sax mënuñ ko ndax dañ lay bàyyi pour seet li ñu lay jàngalee wala duñ la jox li nga xam ne loolu nga war a am te citoyen ñi nga xam ne ñoo nekk ci administration li leen war mooy ñu fexe ba seeni këyit buñ ko déposé ak li nga xam ne moom lañ bëgg ñu defal leen ko ni nga xam ne moom la waree pour que ñu mën a am ñu atteindre seen objectif dafa am beneen boo xam ne moo gën a doy waar ndax ñun dafa am lu ñuy wax respect de la confidentialité de l'information de un dossier bu ñu demee ba nga xam ne am na ñu déposé ñu
ñu ne ah beneen partie bi laaj na samay dossier pour xool fan la may jàngalee loolu dafa doy waar parce que dossier ci administration boo ko déposé yow ñu ko déposé yaa ko moom ak agent bi nga ko jox confidentialité boobu moo ngeen di garder ba dossier bi public fii nag loolu dafa doon problème boo xam ne ñun conservateurs yi wax nañ cee wax ndax boo gisee ñu bëri sax bëggatuñoo fajoo Sénégal mooy ki nga xam ne moo lay faj sax boo génnee mu ne diw jaaroon na fi diw lii moo ko feebar diw lii moo ko dal administration bi boo fa demee déposé ñu ne ah sa dossier bi boo amul saa sax souvent ñu sàcc ko te loolu ci yeneen administration comme gouvernement Canada ñun ñi nga xam ne fa lañ liggéeyee am na ci loo xam ne nit xalaatu ko c'est-à-dire ñemewoo sax dafa am loo xam ne moo lay tënk ba nga xam ne ñemewoo wax ci dossier jàmbur tant que dossier boobu déclassifié wuñ ko te je pense que nag loolu dafa am solo ñuy wax ci parce que suñu réew mi dañoo toll foo xam ne kenn amatul sutura liñ la war a defal duñ la ko defal état bi daal boo ko yoreelee dara moom dina fexe ba nga jot ko waaye moom bu la yoreelee dara yow yoonam nekku ci boo déposé dossier sax dossier bi mu matul kenn du ñëw boo demee ci bureau yi booy wax ak ñoom kenn du la faale boo xanaa à la limite nga sol grand boubou bu am doole mel ni am Adja Ami Diop xam nga ñëw yor lu am doole te loolu lu ñu war a dépasser la parce que arrangé wu leen arrangé wuñu te ñi ko fi doon def jógee fi léegi xam nañ ne arrangé wu leen loolu moom la ñuy dénoncer ñun nag ñu gis ne dañoo nekk ci Sénégal boo xam ne léegi ay opposants dañuy bëgg sax def seen manifestation loo xam ne yoon moo leen ko may wala charte bi moo leen ko may wala constitution moo leen ko may ñu ne ko du ngeen ko defati ay opposants dañuy génn sax dox ñu ne déedéet te en ce moment ñi nga xam ne ñoo yor nguur gi ñoom ñu ngi seen bambula fu leen neex ñu organiser lu leen neex ñu aayaa bi mbang donc kenn du wax dara ndax ñoom ñu ngi dans le maquis donc loolu dafa xam loo xam ne ñun dañ koy dénoncer marche yi mënatuñ ko respecter donc dafa dem ba ñun dañoo reconnaître suñu Sénégal bu ñu demee bay stigmatiser nit parce que dafa bokk ci région bi wala dafa bokk ci xeet bi ku nekk gis nañ léegi temps yële passé ñu ne am na koo xam ne dañ ko jàpp comme rebelle bu ñëwoon Dakar je pense que nag nañ loolu nañ toog ñu waxaat ci wax dëgg yàlla rébellion am na ci manifestation am na ci réew yu nekk mais bu ñu demee ba koy utiliser politiquement wax dëgg yàlla nañ ko xoolaat parce que ñi dëkk Casamance tamit suñuy mbokk lañ suñuy doom lañ Casamance ak Sénégal yëpp benn la donc loolu nañ ko xoolaat te président jël ay responsabilités am parce que li nga xam ne moo am ci rejet liste yii mënoon na ko éviter parce que président lu xew ci réew mi xam na ko mënoon naa xool li nga xam ne commencé nañ mu ne non l'administration publique def leen lii ñu permettre ñëpp ñu bokk ci élection yi ñu dem ci élection jàmm ak salaam ñëpp ñu mun a bokk ku munul bokk tamit nga seet ku la neex nga votel ko ndax réew mi nag ku jeexal dem noo mun a accroché woo bu yàlla defee nii Aliou Cissé mii mooy doon président Sénégal ëllëg waay loo jafandu Macky di nga dem Aliou ñëw donc ak keneen vraiment loolu mooy li nga xam ne dañ koy dénoncer pratique yooyu alors ñu ngi dénoncer aussi rapport yi nga xam ne dafay am ci ñoo xam ne dañoo jalgati ci seen yorinu réew mi te amul benn daan bu ñu leen teg ndax dafa am foo xam ne foofu la ñu bokk ci gouvernement bi walla ñu bokk ci mbokk Macky Sall yi alors ñun ñëpp gis nañ ne wax dëgg yàlla économie réew mi moom ay jàmbur rek ñoo ko yor ay étranger rek ñoo ko yor contre moi nag étranger yi ñëw investir parce que man lu ci bëri bu ma ko amee étranger moo ma ko may tukki moo ma ko may waaye nag ay réew da ngay dimbale say doomu réew parce que étranger yi fi bëri di fi ñëw man xam naa nan lañ leen dimbalee parce que seen réew dafay am benn teg système bu ñuy teg pour que boo demee fenn di fa investir ñoom ñu dimbale la ci xaalis
dimbale leen même ci expertise dimbale la ci lépp alors que ñun ñi nekk suñu réew amuñ ko. donc loolu état bi daf ci war a góorgóorlu dimbale réew mi xool secteur yi nga xam ne mooy secteur porteur mu dimbale ci sénégalais yi pour que ñu mun a góorgóorlu am liggéey embaucher ay sénégalais ñoo xam ne dañ leen di fay gu normal parce que étranger yi ñu ci bëri dañuy exploiter sénégalais yi ndeysaan ñu nekk seen dignité di góorgóorlu. alors ñu ngi woo sénégalais yi yëpp ñu bàyyi seen xel ci li nga xam ne mooy xew ci réew mi ndax képp koo xam ne nee nga tey du man ëllëg mun naa doon yow muy kilifa diine yi muy kilifa aada yi muy képp ku mu mun a doon ci côté boo nekk même nga nekk ci parti au pouvoir bàyyil xel ne réew mii bu doxul mën na laa dal. Abdou Senghor a fi nekkoon moom ak ñi mu fi nekkaloon lu leen neex ñu def Abdou Diouf ñëw lu ko neex mu def ñu bëri di ko tàccul ba mu demee xam na ne li mu doon def arrangé wu ko Abdou Diouf ku nekk dégg ngeen muy réccu Ablaye Wade mu ñëw ak ay doomam ak ñi mu àndal ñu gën a salfaañe ñépp ba ñu demee ñu rëcc ko Macky Sall ñëw ñu amoon espoir bu rëy ci moom mi nga xam ne moo judd après les indépendances ñu xalaatoon ne dina mën defar lu bari ci Sénégal waaye ñu gis ne fi nga xam ne moom lañ orienté priorité yi du foofu naam nit mënuñ ko jox budget réew ay milliards ay 1000 milliards liggéeyut waaye da ngay xool fan mooy besoin bi ak nga indi des services qui répondent aux besoins des Sénégalais loolu la ñuy xaar ñun ñëpp gis nañ tout récemment li xew Tivaouane xale yu ndaw yi fa dee te ku mu dal ku mu doonoon sa doom mu métti la keroog dégg naa ministre bi mu wax ko te ñi nga xam ne bi mu dalee fan la woon Louga Linguère la njëkk am mu amaat Louga ba mu fa amee sëriñ si ñoo dox tànku jàmm bu do nañ xool na ndax bu doon seen doom la dinañ ko def c'est que dañu toll ci réew moo xam ne impunité dañ ko war a xeex parce que ku ko xeexul tey suba xamuñ nan la lay ñëwee donc loolu dañ ca war a góorgóorlu donc ñi nga xam ne seen doom yi dañu ñàkk seen bakkan foofu ñu ngi leen di mastawu te état bi gën a góorgóorlu am une stratégie de gestion de risque nationale une stratégie de risque mun nañ ko am parce que am na ci loo xam ne booy defar projet da ngay defar risque xool yan risque moo am risque bu ci nekk nga indi benn plan d'atténuation de risque comme niñ koy waxee ci gestion de projet moo tax dama xamul lan laay wax bi ma gisee président ne loi bi nga xam ne moom la defoon pour wàññi logement yi malheureusement il est confronté à la résistance des bailleurs loolu mooy méconnaissance totale de la gestion de risque dans un projet parce que projet risque bi gën a ngand bu njëkk mooy ñii ma koy defal résistance au changement bi donc foofu nga war a indee stratégie d'atténuation de risque waaye defuñ ko dem ba heure bii man dama yaakaar ne léeg-léeg bu ñuy wax ak ñun dañuy yaakaar ñun ay dof lañ dama yaakaar ne du ñuy wax ak ñun dañuy yaakaar ne ñun amuñ xalaat dañuy yaakaar ne jànguñ te wax dëgg yàlla nag ñun ñi politique xëy na dañoo kii rek mais ñu ëpp xam-xam defuñ politique yéen ñii sax yéen ñu ëpp xam-xam souvent mais dafa doon option bu ñu def nañu def sérieux dans les dossiers yi ñuy gérer nañu def dossier ci yi nga xam ne moom la ñuy gérer li ñëpp bokk nañ fexe ba ku ci nekk nga wàtti gis sa bopp gis naa président aussi la dernière fois muy def ay seen di envoyer xaalis nit ñi marketing bi baax na mais ni ma ko waxee woon ci ceeb bañ doon séddale dimbale ñi nga xam ne socialement dañu am problème loolu am na ci réew yu nekk boo demee ci réewu Canada wala nga dem réewu France wala nga dem réewu Amérique yow bu doy ne sa salaire nangam la xam nga ñaata la état bi war a dimbalee te boo ko defaree Aline du ko yëg Rokhaya du ko yëg Omar du ko yëg kenn du ko yëg ki nga xam ne mooy traiter sa dossier bi sax amul droit wax ko keneen waaye fii
ku ci am bourse sociale waa koñ bi yëpp dinañ ko xam dem leen seen koñ ngeen ne ñen ñoo fi am bourse sociale dañ la wax kër diw parce que fii la bokk je pense que loolu neex na defar te dañ ko war a defar pour que Sénégal yi nga xam ne ku ci nekk mën ci gis sa bopp ku ci nekk li nga war a am nga am ko ndax fi nga xam ne foofu la ñu toll ñun ñëpp dañu war a góorgóorlu parce que man bu ma amee lu ma lekk tey majorité des Sénégalais boo demee ci àll bi mënuñoo am añ mënuñoo ndékki añ reer donc loolu ñu xam ne lu métti la te bi gën a métti sax mooy gis nañ ne nawet bii passé mais état bi deful dara pour wan baykat yi ne leen nawet bi kat dafa déplacé wu ndax suñu mbokki baykat yi yépp nawet bi daf leen a bett ndeysaan léegi bu nawet boobu baaxut ñooñu amoon nu ñuy def mais il faut ñu ñëw Dakar il faut que ñu ñaan il faut que ñu topp ñi nga xam ne ñoo yor koom-koomu réew mi di ko salfaañee donc loolu ñun ñi nga xam ne ñun ay ndaw dañ ci war a góorgóorlu régler loolu xeex ko parce que buñ ko xeexut même ñun bu ñu yàlla mayee suñuy doom nekk ci yeneen réew dund feneen wala ñuy dund feneen suñuy mbokk suñuy rakk su ñoo xam ne ñoo bokk ethnie ñoo bokk réew mi ñu ngi dund situation boo xam ne buñ ko réglé woon ñu nekk nañ ci mun a am dara te nag am na fuñ jëm réew maa ngi am koom-koom boobu buñ ko organiser woon ku ci nekk buñ xamee ne ñaata ngay am par at ñu ne képp koo xam ne at mi boo amee 10 millions wala nga am 5 millions dinañ xool ñaata doom nga am ak ñaata ñoo fay dundee ñu xool doom bu ci nekk ñaata la war a dundee état bi lim la war a dollil mu dollil la ko parce que système social boobu moo am ci réew yi développé yépp te mu ngi dox te kenn yëgu ko am na ñoo xam ne contre nañ Donald Trump am na ñoo xam ne contre nañ premier ministre Trudeau bu jaaree sax bu leen neexee ñu sànni ko dàll wala ñu ne ko yow defoo fi dara waaye kenn du tax ñu dagg liñ moom waaye Sénégal yow mi ami mii sax bu demee ci koñ ba tey ministre bi romb fa wala keneen mu wax ko dara bu amul sens waxuma la génn sax dootul ko defati je pense que yooyu mooy point essentiel yi nga xam ne ñun dañ cee war a góorgóorlu te ñun loolu lañ bëgg dañu bëgg parti conservateur dañu bëgg Sénégal boo xam ne ñëpp a ko bokk amul fii laa bokk amul fee laa bokk amul pël laa amul bambara laa amul wolof laa amul joolaa laa donc ñun un Sénégal pour tous loolu lañ bëgg alors parti conservateur dañu constaté ne situation actuelle bi dafa demander ñu xoolaat suñu nekkin te ñu waxtaan ñu dialoguer président na ubbi waxtaan ak nit ñi parce que mënuloo démb nga ànd yor sa mer gàddu ne da ngay xeex li fi nekkoon nga ànd ak Moustapha Niasse mu yor xeeram ne ànd lu fi nekkoon nga ànd ak Idrissa Seck mu ne yaa fi gën a yambar doonoo dara tey ñu lay xalamal di la kiiwal ngay def lu la neex je pense que loolu baaxul ñu ngi koy appeler à ce que mu gën a doon xool situation réew mi xool li nga xam ne moom la nit ñi di dund xool ne moom mooy président de tous les Sénégalais te bañ a xool ñi nga xam ne dañ faa nekk di ko xalamal pour seen intérêt personnel parce que même ñoom ñi koy def mënuñ régler problème mu seen mbokk yi malheureusement man loolu moo ma jaaxal ñoom ñi koy def ñun xam nañ leen mënuñ régler seen problème mu mbokk yi nañ fexe réew mi jag parce que réew mi buñ ko defarul ñun lay ku kenn xamut nan ngay mujjee alors parti conservateur nag comme suñuy principe yi donc dañoo bëgg ñu condamner fermement violence yi nga xam ne moo fi am tout récemment ci ñoo xam ne dañ doon manifester te loolu dama ci bëgg a insister tuuti manifestation heure buñ ko teree Sénégal dina am ñu dee doonul am na ci loo xam ne xam nañ ko mais am na ci loo xam ne parce que jeunesse bi ci boppam ñoo frustré la jeunesse est en train de dévaster cette frustration interne qu'elle nourrit depuis des années cette frustration bi nga xam ne li ko occasionné mooy ñenn yor alalu réew mi di def lu leen neex ne man fii laa bokk wala liiwu président la wala lee laa
di jaay suuf si di jël xaalisu réew mi di ko salfaañee alors que ñeneen ñi mënuñoo am dara. loolu buñ ko defee man la dernière fois bi ma demee Malika ba gis xale yi ni nga xam ne noonu la ñu bëree ma dugg ci àll bi dem ba Fuuta gis àll bi ni mu naatee ak àll bi ni mu yaatoo ñu mënoon ko dagg defar ko loolu nga xam ne projet depuis 1960 la Mamadou Dia théorisé woon loolu ba léegi mënuñ ko def. je pense que dafa jaadu ñu xool ñan ñoo xam ne mën nañoo soppi loolu ñu jéem leen a xool dénk leen réew mi. alors voilà parti conservateur dañu constater enfin que dafa am dérive démocratique yoo xam ne bu ñu continuer nii du baax ci kenn parce que démocratie mooy waxtaan. démocratie mooy saafoo démocratie mooy faral fii ma far fee parce que la démocratie en démocratie toutes les couches doivent être entendues ñu gis ne loolu ñu ngi jàdd yoon boobu loolu moo tax ñuy woo ñëpp ku jëgi comme pouvoir bi ñu góorgóorlu xoolaat ñi nga xam ne moom la ñuy doxalee réew mi pour que réew mi doon réew mi pour ñëpp fépp foo mun a bokk alors parti conservateur dañu xalaat ne même bu doonee ne mënuñoo ànd benn direction ñu xool benn direction mooy bi nga xam ne direction bi jëmale réew mi kanam direction bi nga xam ne mooy yemale nit ñi ñëpp direction bi nga xam ne mooy buñ la boo amee problème boo demee tribunal doo tiit parce que xam nga say droit problème bi nga xam ne booy uti këyit doo xool ne kii laa fa xam wala kële laa fa xam wala nga oo Jules Diop wala pour mu boole la ak tel ou tel autre mais da ngay dem ci réew mu administration boo xam ne xam nga ne dafa impartial say droit dinañ ko respecté li ngay wuti dinañ la ko jox respecté la vraiment pour que ñëpp mun ci jëriñ ñu bugg administration boo xam ne boo dëkkee Fongolémi wala nga dëkk Kër Madiabel wala nga dëkk Thiès wala nga dëkk Dakar service bi nga xam ne moom nga moom ñu war la ko mën a rendre en toute transparence voilà en gros li nga xam ne loolu la ñu bëgg pour un Sénégal boo xam ne bu tey la bu stable Sénégal bu am ay valeurs Sénégal bu am justice Sénégal boo xam ne